asalaamaaleykum mbokk internet yi Sadikh TV ñi ngi amaan mbégte ak kontaante di ñëwaat ak yéen ci seen beneen numéro waajal gàmmu Pété tey nag ñu am gan goo xamante ne si gan goo xam ne kenn dootu ko présenté ci réew mi ndax taxawaayam ak ay parcours am di professeur université di nekk économiste tamit di El Hadji Mounirou Ndiaye ñu di ko dalal fii mu fas yéene waxtaan ak ñun ci gàmm go nga xamante ne si ma ngay amee ca Pété Warak di dëkk cosaanam dëkk boo xamante ne si fa la ay waajuram bàyyeekoo mu fas yéene cee wax ak ñun tamit ci ki ñu tuddee gàmm gi di Mame Dame Ndiaye ku bëgg a xam loolu yëpp nan lay demee da nga ñuy topp ñu ànd ak yéen laaj ay question El Hadji Mounirou Ndiaye. ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax waa Sadikh TV am bëgte ak kontante di ñëw di bokk ci seen numéro yi di leen sant di leen gërëm. nag dañoo ñëwoon fii pour laaj la gàmmu Pété nag gàmm goo xamante ne si gàmm gu yàgg la ñu lay laaj tey gàmm gi kañ la sosoo ak ñan ñoo ko sos ak nan la ci mag ñi taxawee woon. waaw xam nga gàmmu yàgg na Sénégal Seydi El Hadji Malick moo ko commencé woon mu nekk jotaay boo xamante ne bii comme nit dafa dëkkee fàtte yàlla tudde ko insaan muy aji fàtte mu nekk fàttali bu jëm ci sunu sang bu tedd bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ayibal gàmm nag waaye nag comme que yàlla def ne wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin moo tax mag ñi daan farataal gàmm bu jotee ñu am seen i dëgg ak seen i soññ yu ñuy soññ jëmee ci diineel islam ak ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu leen di dajale di wax ak ñoom loolu mënut a nekk biddaa su ko defee gàmmu Pété aussi nekk na gàmm goo xam ne dañ ne mi ngi commencé 1917 parce que sunu maam Jibril Ndiaye mu xaddam la woon ci kër Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu te Seydi El Hadji Malick li mu bëggoon moom mooy ñëpp di ñëw gàmmu Pété waaye ku ci bëgg a taxawal beneen bis moom daana la si jàppale moo tax 1917 mu jox autorisation sunu maam Jibril Ndiaye mu commencé gàmm kon nag ren mooy 103e numéro gàmmu Pété te mi ngi démarré ci ndigal boo xam ne ñu ngi ko jëlee woon ci Cheikh Seydi El Hadji Malick te dañ ne sax moom moo jàppoon date bu njëkk ba waaw mu nekk gàmm goo xam ne comme ni ko mag ñi bëgg rek jotaay la bu ñuy woo njaboot yëpp di leen wax ak ñoom at mu jot jotaay la boo xam ne aussi mbokk yi dañ fay dajee dox mbokk gi rek am na solo parce que boo fa demee di nga fa tase ak sa mbokk yëpp donc mag ñi yaakaar na ne loolu lañ ci bëggoon ba taxawal ko mu nekk loo xamante ne bi ñu ngi ciy woo sénégalais yëpp di ci woo jullit ñëpp di ci woo taalibe cheikh yëpp ak képp koo xamante ne bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soxal na la. waa gàmmu googu nag tey dañ koo pare de kenn ko xam ne muy wayjur ci yow di sëriñ Mame Dame Ndiaye ñu bëggoon nga waxtaanal ñu ci moom tuuti ñu xam kan mooy Mame Dame Ndiaye ñun ñi nga xam ne li ñu xam ci moom bariwul ak ñi nga xam ne fekkewuñu dundam. waaw xam nga sunu papa Mame Dame Ndiaye Ahmadou Ndiaye mooy turam parce que dañ ne ñi ngi ko tuddee wayjuru Mame Jibril Ndiaye waaw moom moo nekkoon turandoo wayjuru Mame Jibril Ndiaye moom yàlla def na bi sunu Mame Jibril di génn àdduna moo sunu papa Babacar Ndiaye ñu koy wax Sarax Ndiaye booba ay xale lañu waaw moo tax taxawaay sax bi ñu waroon a am ci gàmm gi au départ comme que ay xale lañu woon daawuñu ko taxawee xëy na parce que bu booba amoon nañ ci seen baay Maam Sayer Ndiaye nga xam ne mooy wayjur ci sunu xalifa tey bi di imam Maodo Ndiaye bu Richard Toll mu nekkoon nag sunu maam boobu Maam Sayer moo daan taxawee gàmm gi bi mu ko taxawee ba fin année 70 yi mu génn àdduna sunu maam Makhtar Ndiaye moo daan taxawee gàmm gi nekk xalifa Mame Jibril Ndiaye ñuy continuer vraiment ñoom ñu dem ba jamono booba nag ñu ñëw moom magam sunu papa Sarax Ndiaye ñuy jàppale Mame Jibril ñuy jàppale donc Mame Makhtar ci gàmm gi bu baax a baax ak seen rak ak seen mag du moins parce que seen mag la muy Alaaji Mañang Ndiaye nga xam ne moom mooy doom la ci Balla Ndiaye mi nga xam ne moom Jibril Ndiaye ñoo bokk ndey ak baay ñu def ko mu nekk famille bu élargie boo xam ne tey jii xilaafa gi ci biir famille boobu day laal ku ne tey jii boo xoolee ki fi représenté Mame Jibril Ndiaye ki nga xam ne waxuma ko fi représenté sax mais dama ne ki nga xam ne mooy xalifa Mame Jibril bu ñu ko tegee ci juddu ak ci baay xëy na Serigne Jibril Ndiaye bi nga xam ne moo nekk Dakar la waaye parce que moom moo mag ci njabootu Mame Jibril waaye Pape Maodo Ndiaye li fi Mame Jibril bàyyi moom mooy que ne famille élargie la kon suñu Pape Maodo Ndiaye moom moo nekk xalifa Pété Warak moo tax loolu moom mooy wane ne rek mag ñi li leen soxaloon moom mooy dajale njaboot yépp lu mu gën a yaatu rek ñoom xeeboon nañ ko su ko defee tey jii loolu mooy dox ba tey jii gàmm di continuer ñu ñëw ba nekk 103e numéro bi donc Pape Mame Dame nit la koo xamante ne bi ñun liñ ko xamal rek moom mooy mbaax bëgg mbokk parce que ñun ñëpp buñ daan dem ci moom boo xoolee ay njabootam yëpp fexe na ba maye leen ci seen i mbokk loolu lu am solo la
ay njabootam yëpp. donc boo bëggee nag bëgg mbokkam na nga dem dugg ci biir famille am nga xool nan la doxalee ak ay mbokkam. Pape Mame Dame Ndiaye aussi imam la woon dafa jàngoon yàlla may ko xam-xam ci wàllu langue arabe ba mu nekkoon inspecteur de l'éducation daan liggéey nekk fonctionnaire boole liggéeyam ak imaama gi bi mu nekkee Kolda ñu affecté ko Kolda 1983 defe naa lañu ko fa affecté 1984 mu dem bi mu demee am na fa daanaka fukki at wala lu ko weesu tuuti mu ñibbi si waat Sénégal année 1992 1993 donc bi mu demee Kolda aussi gis nañ ne dama fa taxaw woon moom mooy nekkoon ci jàkka ji di jiite ñu jiital ko fa donc moom fu mu mës a dem rek wane ne moom doomu soxna la doomu kilifa la war na mën a taxaw ci li nga xam ne islam moo ko dénkaane ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci loolu la mës a dox bi mu ñëwee Louga jumaa Louga ku fa romb li muy rafet bokk na ci ñi nga xam ne depuis les années 90 mi ngi doon xeex di xeex ba ay financement ñëw ñu tabax jumaa Louga yi ba mu mel ni mu mel tey jii kon nit la koo xam ne li ko taxaw na taxaw ci kaw suuf mooy di doxal islam di doxal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di doxal islam di ci góorgóorlu ba tey jii ñu jël gàmm gu toll ne gàmmu Pété nga xam ne gàmmu baayam moo ko sosoon gàmmu islam la ñu tuddee ko kon dañuy am mbégte rek pour ñëw di si yëkkate suñu kàddu di leen dolli rek ne leen nit la koo xam ne aussi lim daan jege boo bëggee xam caractère am da ngay xool ne Pape Mame Dame moom gor pire la woon. pourquoi ñu ne gor pire la woon moom mooy lim daan jege yaayu Abdou Diouf Kumba Dem nekkoon Louga mook bàyyi sarax yëpp musoo gis ñun ñii ñu jëm ñoo lijjanti dara ci Abdou Diouf daawul dem di teg kenn lu mënu nit la koo xam ne malgré lim am proximité bi mu am ak ñooñu ñëpp taxul woon muy dem foofu defal lambar lam même sëriñ yi nga xam ne ñoo nekk Tiwaawan gis nga relation bi nga xam ne moom la am ak ñoom ñëw nekk taalibe rek topp ci taalibe gi moom mu leen soxaloon ñu ko daan doxal di ko defee noonu ba tey jii ñu am fierté vraiment di exprimer wu di rafetlu vraiment bokk ci famille bu mel noonu famille boo xamante dañoo mës a téye seen bopp dañoo mës a gëm seen bopp dañoo mës a doxal seen bopp dañoo mës a dépendre seen bopp dañoo mës a compter ci seen dooley bopp loolu lu ñu remarqué la ci dundu ki nga xam ne mooy imam Mame Dame Ndiaye. macha allah góor gi Mame Dame yal na yàlla yokk leeram te taas na ci barkeem beneen question bi ñu amoon bu ñu la koy laajaat comme yow économiste nga ñu ràññee la ci réew mi ràññee nañ la ci ay émission yu bëree bëri ak relation yi nga am relation extérieure yeeg yeneen relation yëpp est-ce que jotul tey ñu ràññee la bu baax a baax ci gàmm gi ci comité d'organisation ba nga xam ne ñi ngi dëkk ci dëkk bi dinañ xam ne yow mii Pété nga jugee woon. waaw xam nga gàmmu Pété gàmm la goo xam ne li laal ñeneen ñi moo leen laal. xëy na bi may wax sànq ci Pape Mame Dame sax am na lu ma fàtte. parce que Pape Mame Dame amoon na fulla goo xam ne gu nekkoon ci moom goo xam ne tey jii am na luy xew ci gàmmu yi bu ko fekkee woon sax du ko neex. wala du fekkee gàmmu gi parce que gàmmu léegi boo xoolee folklore da cee bari te leer na ma ne moom bu ko fekkee woon dina fexe ba am taxawaay boo xam ne loolu dina dañ. gàmmu bi ko mag ñi daan sos li taxoon ñu sos ko moom mooy fexe ba jullit ñi xam li ñu yor lan la bu ñu ñëwee waxtaanee islam. waxtaane mission yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ne am loo jàpp yóbbu ko sa kër mais léegi dañuy ñëw ci gàmm li ciy ëpp mooy folklore di fecc ba pënd bi jóg su ko defee am na ñoo xam ne ñu ci mel ne man bu ñu ñëwee xëy na loolu day tax ba seen taxawaay dañuy dem rek di leen seetaan mais nag seetaan bi day doy tudde gàmm gi Pape Mame Dame ren dinañu jox courage ñu mën a taxaw ne moom de bu fi nekkoon lii dina fexe ba du fi am moo tax ren ñuy woote daan ne même bu fekkante ne bi dañuy woo ñin daan woo ñuy jàng it ñu wàññi folklore bi defe naa ne suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk Kër Basine def nañ ci ay jéego yu mag mooy fexe nañ ba bu gàmm gi jotee ki ñëw di way muy rakk duudu kenn muy beneen rakkam dañ koo wax ne ko na bàyyi folklore bi nañ bàyyi fecc yi nañ bàyyi pënd yi parce que réseaux sociaux yi dañoo nekk ci biir dëkk bi ñiy saboté islam dañuy ñëw filmer kenn bëggul ñu ñëw gàmmu Pété filmer fa ay fecc dem dugg ci réseaux sociaux yi ne xool leen tijaan yi ni ñuy def xool leen islam ni nga ko def léegi te maam Jibril Ndiaye nekk barzax mu leer na leen moom doxul woon loolu maam Makhtar Ndiaye doxul woon loolu maam Seer Ndiaye doxul woon loolu ñoom liñ doon wundu ci gàmm gi du woon xëy ñu tey jii ñuy risqué ay nit jël ko dugal ci réseaux sociaux yi ne gis leen maam Jibril Ndiaye lam créé fa mu mujje kon ne ku ne bàyyi sa xel ci ne dañoo war a góorgóorlu ba fa xam ne maam Jibril Ndiaye ba muy créé gàmm ak ay mbokkam créé wul ko woon pour que ay jullit di xool la fay xew muy naqari seen xol kon maam Jibril Ndiaye créé wul gàmm gi pour naqaral kenn nañ ko ci dimbali ba fa mu war a jaar mu jaar fa buñ ñëwee ci gàmm gi ñu taxawale ko ni ñu ko war a taxawale su ko defee ku ci war a bokk ku ci war a def dara di nga am sawarte pour ñëw ne lii de yàlla neen la yonent yàlla Muhammad neen la amul benn folklore ñu mun ko dox donc ñu ngi soññ ñëpp
ñi fay ñëw ak ñeneen ñi fay ñëw donc loolu prof ndool la woon boobu pour toftale ko rek ak fulla gi nga xam ne moom lañ xamoon ci Pape Mame Dame Ndiaye te bu fi nekkoon yooyu yëpp bu fi mën a am donc ñun taxawaay bi ñu am ci gàmmu gi insha allahu taala dañu nekk ay ndaw yoo xam ne wax dëgg yàlla dañuy yor suñu mag yor suñuy baay ñu nekk fi luñ ñu dénk rek lañ mën a def waaw luñ ñu woo jiital ñu ci wala ñu yaakaar ko ci ñun rek insha allahu taala dinañ taxawee loolu mais amul benn nasax wala benn seetaan boo xamante ne ñu ngi koy seetaan ci gàmmu gi ñu ngi suivre bi ci suñu Baye Talla nekkee Mame Makhtar bi ñuy nekk booy ba Mame Pape Talla ñëw nekk xalifa ba nga xam ne Baye Sarax Ndiaye jaar na fi ba Mame Pape Maodo Ndiaye ñëw lu ñu war a taxawee rek ci baati ñun ñu ngi koy taxaw ci ay lettre rek ay contact ay nit di ko def xëy na nit ñi ñoo gisul lool rek mais ñu ngi ci continuer di dox dañuy ñaan rek ñuy jubbanti ba gàmm gi jaar fa mu war a jaar parce que am na loo xam ne ku ci ne mën nga ko jooytu ku ne li ngay jooytu ñu def ko ci table bi su ko defee ñu waxtaane ko bu boobaa ku ne mën ku ci war a jàpp ci ñu ngi defal aussi mbaar bi nga xam ne moo am pété parce que mbaar bi aussi wane ne ne pété ñu am pas-pas ñoo fa dëkk parce que boo demee pété nga xool mbaar bi avancement bi ci am ñu ngi remercier bu baax Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye sunu grand frère bi nga xam ne moom moo nekk trésorier yi di téye xaalis bi di soññ nit ñi ñuy joxe xaalis muy dem di ko topp ba travaux yi àgg fi mu àgg di ci gërëm Imam Djibril Ndiaye parce que aussi moom moo nekk pété am na noo xam ne bu ko taxawee woon mbaar mi dina bloqué mais taxawul noonu ñu koy remercier di remercier sunu mag Djibril Ndiaye ba nekk ca Dakar di remercier xalifa bi Pape Maodo Ndiaye parce que ci ayem la mbaar mi commencé xëy na bëgg-bëggu Pape Sarax Ndiaye la woon mais Pape Maodo Ndiaye moo ko concrétiser kon Pape Maodo Ndiaye ñu ngi koy féliciter di ko remercier di ko ñaanal yàlla gën a dëgëral taxawaayam yàlla yàggal leen fi ñoom ñëpp nag ñu yàgg koo taxawee su ko defee rek ñuy ñaanal ñi nga fay ñëw ñëpp yàlla leen yàlla indi ci jàmm ñu def gàmmu ci jàmm defee ko ni ñu ko bëgg ci jàmm su ko defee ku ne dellu sa kër kenn bañ ci am problème ku ci ne yàlla dugal sa poos loo xamante ni di nga mën a attan gàmmu bi ñëw ci jàmm su ko defee ñu gàmm ci jàmm ñëpp ñibbi ci jàmm. waaye ñu lay laaj ci wàllu daayira bi ak xale yi nga xam ne tey jii ñoo fa taxaw jël ko ci seen loxo yan ko lan nga ci xalaat ci ñoom. waaw xale yi moom li ñuy def boobu ba léegi depuis bi ñu ñëw di suivre gàmm gi bi ñu nekkee xale ba léegi dañoo mës a kontaan seen taxawaay parce que ñun mësuñu ñoo sonal ci dara Serigne Pape Diop mii taxaw xam na bu baax li may wax moom bu gàmmu jotee dañ koy bàyyi rek ak ay taalibe ak ay kiyam ak ay mbokkam ak ay xale yi muy àndal ñu déroulé waaw ku am loo soxla ci ñoom rek ñoom dañ koy taxawee gàmm gi boobu ba léegi ñu koy taxawee dara yàquwu ci kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla gën leen dooleel ñu gën a taxaw ni ñu daan taxawee parce que ñoom ñoo suñu sécurité parce que léegi ñu ngi wax ay problème de sécurité ci gàmm yëpp te buñ xëyee gis leen ñoom ñu sol seen i t-shirt taxaw daf ñuy gën a jox courage jox ñu vraiment mbégte jox ñu vraiment doole ak kattan boo xamante ne dañuy def ñuy leer ne gàmm gi vraiment taxawaay am na ci su ko defee ñu leen di woo aussi ci symposium bi parce que gàmmu pété daawul am symposium waaw mais ren insha allahu taala am na ñu ma waxal ci Thiès ku ci mel ne Serigne Seydou Ndiéguène xëy na nee na dina ñëw bu ñëwul it ñun dinañ ñëw ànd ak ñin war a àndal ak ñi nga xam ne ñoom Pape Diop ak équipe beeg suñu grand frère yeeg suñu rakk yi ñu ñëw su ko defee bu ñu jullee tusubaar ba pare ba añ ba pare 15 heures ba cérémonie officielle di commencé dañu bëgg a def benn symposium boo xam ne ren thème bi mi ngi jëm rek ci wàllum jamono waaw jamono thème bi daal jamono ji la ak nit ñi ban taxawaay lañ ci war a am pour mën a sàmm seen diine mën a sàmm seen gëm-gëm loolu moom mooy thème bi dinañ ko bind ci tubaab dinañ ko partagé su ko defee ku fay ñëw di nga xam lan lañ war a bëgg a waxtaane ku ci ne boo ci amee kàddu nga jël ci ñun bu ñu ñëwee danañ modéré am ñun ci waxtaane ñeneen ñi bu ñu bëggee poser question ñu poser question ñu waxtaane suñu bopp waxtaane suñu diine waxtaane suñu réew waxtaane suñu avenir xool gàmm gi aussi lan lañ ci mën a def loo xamante mooy tax ba gàmm gi bokk ci gàmm yi nga xam ne Sénégal bu xewee rek média yëpp dañuy sawar pour dem ko parce que dañu fa dégg luñ fay jëlee parce que tey ji gàmm yi loolu moo xam léegi concours xam-xam moo am dañoo demoon ba mujj gi xam-xam di daanu mais léegi kër yi ñi ngi rawante ci wàllu xam-xam symposium yi am ci gàmm yi boo gisee léegi ñëpp xewal nañ ko parce que léegi nit ñi xam-xam lañ bëgg nit ñi dañoo dem ba mujj gi ñu ngiroo bëgg ko leen wax lu leer donc gàmmu pété mën na nekk référence ci Sénégal su fekkee ne at mu jot di leen invité ay journalistes ay borom xam-xam ñu invité leen fa donte 2 heures de temps la ñu yëkkati seen kaddu am nañu waxanteeg waa réew mi yëpp su ko defee Mame Djibril Ndiaye fa mu nekk ca Barzakh ak nekk faak yàlla na yàlla def mu nekk faak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Ahmad Tidiane Chérif ak ay kilifaam ñu mën a kontaan ci ñun vraiment loolu moom mooy suñu bëgg-bëgg ci biir gàmmu. waaw fu ñuy daanelee ak yow suñu émission mooy Pété Warak nekk na commune boo xam ne dafa enclavé ba pare mën nañ ne dafa sous-développé ndox mi neexul yoon bi naqari na dem beeg dikk bi yow nga nekk koo xamante ne si ràññee nañ la ci réew mi
yaa ngi dem ci ay télé di def ay émission foofu est-ce que jotul tamit nga def foo toog nga di ko layal wala nga retourné waat Pété même pas pour dëkk fa mais nga retourné ba ñu xam ne yow mi doomu Pété nga ak di ko layal ci télé yi ba ñu xam ne Pété wala commune la te am na yu mu soxla yoo xamante ne si état bi war na ko ci mën a dimbali. waaw xam nga ñun dañoo bëgg ku ñu xool ci Sénégal nga xam ne ay responsable lañ ay doomu soxla lañ dañoo yar parce que buñ la invité télé aussi ñu ne la lii nga war a waxtaanee dafa am loo xam ne aussi doo ko mën. da ngay bàyyi rek parce que Pété dëkk la boo xam ne am nañ barke. pourquoi ñu am barke moom mooy dëkk la boo xam ne boo ko dëkk yi nga xam ne gox boobu ñoo fa ëpp njëkk am courant mooy lumière te leer la nit ñi di wut am na courant ca bu njëkk ba ba mu koy am boobu yàgg na yoon tamit fexe nañ ba piste ñëw na fa li ci des insha allahu taala ñi ngi ciy liggéey ci suuf bu ñu demee ci médias yi dañuy wane yar rek ak teggin wax li nga xam ne moom la ñu wax loo su ko defee kenn du ñëw jam ñu ba joxoñ ñu ne ñu waajali day ñëw di régler parce que réew boo ko séqee ay nit da ngay gore parce que du yor yaa nekk ci réew mi am na ay dëkk yu bëri yu nekk Sénégal yoo xam ne li Pété am amuñu ko moo tax ñun dañ ci doxale yar ak teggin bu ñu invité ci média dañuy ñëw wax li ñu invité bu ñu gisee problème loolu bu ñu mën a waxee suñu problème dañ koy wax mu leer naññi ñu ne ah ñun de lii ak laa lañ bëgg waaye nag insha allahu taala xam nga yàlla moom dafa créé temps di ko dundal nanu muñ rek parce que inna allaha maa sabirin bu ñu muñee dox li ñu war a dox xalifa bi mi ngi def lu mu man ba Maodo Ndiaye mi ngi def lu mu man Jibril Ndiaye Pété mi ngi def lu mu man imam al imam ñoom ñëpp Jibril Ndiaye ba ca Dakar ku ci ne yaa ngi dox li nga mën ñun ñi ñu ngi dox li ñu mën pour que ndox mi SDE bi ñu connecté ñu ci réseau bi dañuy ñaan yàlla ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak barke ñi nga xam ne ñoo sos gàmm gi rek ndox mi mu mën a gaaw balaa yàgg ñu jot ci waaw mais su fekkente ne bii ay lobbying la xëy na dinañ fexe ba peut-être élection yi di ñëw mairie bi ñu fexe ba xool nan la ñuy def ba équipe municipale bi fiy teew aussi ñu liggéeyloo leen ci loolu su ko defee ñu mën a am li nga xam ne mën nañ soxla ci Pété parce que Pété du ay ndox kese sax parce que Pété leneen la am na ay plateforme de commercialisation yoo xam ne mën nañ ko fa réclamer am nañ ay yu bëri yoo xam ne bu ñu ko fa defoon ay réseau de base service de base yoo xam ne dina doxal koom-koom Pété yow mi sax boobaa di nga mën a dem am fa sa poulailler wala nga am fa sa benn exploitation boo xam ne di nga ko mën a parce que terrain yooyu say terrain maam la mën nga ko accéder mën nga ci am te doo ci sonn gi ngay sonn boo bëgg am terrain Dakar donc loolu bërëb la boo xam ne koom-koom bi insha allahu taala dina dox mais il faut que ñu mën a muñ rek di ñaan yàlla di def li ñu war a def bañ a ŋàppaaral parce que dama ŋàppaaral ñu may retaan mais ŋàppaaral bi aussi baaxul dem di parce que réew mi dañ ko bokk ak ñeneen bu ñun ñi nga xam ne dañ ne ay doomu soxla lañ ay sëriñ lañ am na taxawaay boo xam ne buñ ko amee ci ab télé rek nit ñi daan ne mais ñii duñ nitu dara dañuy ñëw ci télé bi pour wax seen i problème bopp mel na ñoom moom réew mi donc loolu mooy waral rek su ko defee ñun buñ demee ci télé yeeg yooyu dañuy jéem a garder le cap jéem a calme jéem a réclamer li ñu war a réclamer wax li ñu war a wax séddoo ko nit ñi parce que loolu rek déjà avantage la le fait que Pété am ay nit yoo xam ne tey jii yàlla may leen as compal leen tuuti xam-xam ba Sénégal yëpp di si jëriñoo loolu rek war na mën a tax ñu xam ne Pété daraa nga fa parce que Pété bëri na ñoo xamante ni tey jii yàlla may leen ci wàllu xam-xam boo xoolee Pété bëri na ay imam bëri na ñoo xamante ni bii ku ci mel ne Pape Malick Diaw ak keneen ñi ngi wax Sénégal ñëpp den dégg ñi ngi jëriñ ay nit di jàngale loolu rek tax nañu war a xam ne Pété lumière mën fa li nit ñi li ñeneen ñi muñ dañ ko war a mën a muñ ba yàlla indi ko jàmm waaw su ko defee rek ñu mën ci profité. waaw ñu ngi lay jaajëfal professeur di am mbégte ak kontaan bu baax macha allah question yi leer na di ñaan yàlla lafal la cat ubbi dënn bi yokk xam-xam bi ba ñëpp mën cee jariñu tamit mbokku internet yi Sadikh TV lii lañ indi woon ak yéen tey di émission bi nga xam ne mooy préparation gàmmu Pété bu ko defee nag ñu ngi woon ànd ak sunu caméraman bi Fatou Sy ak Babacar Sadikh di sunu réalisateur di directeur bu Sadikh TV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax macha allah. macha allah macha allah.